aywa Cheikh maa ngi lay nuyu di la déwénati. fekkeel déwén bu baax a baax Fati maa ngi lay fay bu baax a baax nuyu sama naataango yi ma bokkal plateau bi nuyu mbokk téléspectateurs yi ñoom itam. di leen déwénati bu baax a baax. aywa ñu doore ko yéen kaay ak la ñu xëyee bésu tey bi yem ak ñeenti fan ci weeru mai l'observateur. l'observateur li mu xëyee bokk na ci fa nga xam ne moom moo di diwaan bu poste aw lañ bët bu ñu fa doon def lu toll ci une centaine de chèques lu jege 30 jàpp 400 millions de francs CFA 150 millions de francs CFA itam yoo xamante ni fekk nañ ko fa mu di liquidité ci bureau yi la ñu fekk lu ni mel leneen itam di aw dogal bu juge bu deuxième cabinet mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 6 bu l'observateur diwaan bu Thiès Benno Bokk Yaakaar Idrissa Seck ak li soxal élection législative yi xam ngeen ne bii mooy sànni tàccoom ndax itam ñàkk wi nga xam ne ñàkkoon na ko ci local yi fin de cavale la ko rek daal di dippee moom moomee nag Momar Derniche lay wuyoo moom mi ñu njort ne da doon rek jaar ci kaw yenn ci ay nit di leen rek ci anam boo xamante ni jaaduwul da leen daan nax da leen daan drogué ba pare di amal lu ni mel. équipe nationale bu football yenn ci ay dogal yoo xamante ni FIFA daal dina koy jël xam nga ne moom mooy huis clos bi ak itam koppar yi nga xam ne daal dina koy jël teg ko ci ndoddug fédération sénégalaise bu football wàllu bëre jàppal ne Fati ki nga xam ne nag moom moo di Tapha Tine ak itam Boy Niang ñooy sàkku ki nga xam ne nag moom moo di Pape Thialis Faye daal di leen di jox seen ak koppar ginnaaw juróomi weer yoo xamante ni daal nañ koy bëre ba noppi lu soxal itam recrutement lu ñeel ginnaaw organigramme bi moom président Macky Sall ma ngay dànkaafu yenn ci ay mairie ku ci mel ni nag ki nga xam ne moom moo di njiit bu bokk mamel bu Dakar moom Barthélémy Diaz enquête itam xëy fësal parrainage législative yi le mode d'emploi la rek daal di xëy fësal leneen loo xamante ni ñu ngi koy njort boobaak léegi di ko àddu jëmale ci li nga xam ne nag moom moo di réseaux sociaux yi la nga xam ne moom mooy xew ca diwaan bu Dubaï li ñu dippee porte à porte yi lu mel la rek daal di xëye yenn ci ay influenceuses sénégalaises yoo xamante ni nag daal nañ leen di tudd ci mbir mu ni mel Fati le quotidien dikkaat ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di législative dépôt yu liste yi les acteurs parrainent le tirage mu daal di xëy fësal ñenn ci ñoo xamante ni nag ràññee nañ seen xarkanam ci li nga xam ne moom moo di langue politique fii ci réew bu Sénégal lépp lu ñeel itam dagaan baatu askan wi ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Daouda Diallo daal di jege li nga xam ne itam moom la ñu rek santaane lu saxal itam wàllu RSF mu mel ni nag réew bu Sénégal taxawaayam bi mu am ci li nga xam ne nag moom moo di liberté de la presse ci la jamono itam aw nërmeelu lañ ci nemmeeku Le Soleil dikkaat ba tey ci lépp lu soxal wàllu subvention jëm ci wàllu énergie daal di xeex itam njëgu dund gi nga xam ne itam dafa yokk ci la jamono lu toll ci juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards yoo xamante ni ficc nañ ko ngir rek daal di koy sóob yooyu la jafe-jafe daal di ami saafara libération dikkaat ba tey ci mbirum soxna si la nga xam ne nag dañ ko fekk mu daal di génn àddina diwaan bu Tivaouane Peulh libération bi ngi ñuy wax anam wi nga xam ne noonee la ñu ko rek daal di faate mu mel dañ koo jéng ba pare daal di koy xoj mu doon lu doy waar leneen lu doy waar loo xamante ni am na ca diwaan bu ginnaaw raay moom moomee nag aw xaritam moom moo ko daal di faat moom moomee am ci lu toll ci fukki at ak juróom faat yi li nga xam ne boole na Mor Diagne ak itam xaritam ba tax na ñuy daal di yàq ak dundam lépp libération mi ngi koy dekk daal di nit lii lépp lu soxal itam aw luubal wala bokk moom mi nga xam ne daal nañ koy ndax ci lu toll ci ñaari milliards ci suñu ay koppar moom Papis Demba Cissé mu mel ni libération dikkaat na ci li nga xam ne nag moom moo di page 3 ñu dikkaat ci beneen ab yéenekaay mu di tribune dikkaat ba tey ci lépp lu soxal yenn ci ay poñ yoo xamante ni moom président Macky Sall daal na ko yëkkati démb ca palais de la République dànkaafu bu baax a baax ci ki nga xam ne nag moom moo di moom Barthélémy Dias ci yenn ci ay recrutement yoo xamante ni nag da koy def moom président Macky Sall jàpp ne lu tegwul ci yoon rek ay daan mënees na daanu ñu dikkaat ci beneen ab yéenekaay mu di Walf Quotidien nga dikkaat ba tey ci li nga xam ne moom moo di recrutement bu capitaine Touré ak itam ki nga xam ne moom moo di Guy Marius Sagna xam nga ne Barthélémy Dias moom moo amal lu ni mel dikkaat na ci bu baax a baax président Macky Sall ma ngi koy dànkaafu ci beneen nag wet ga emploi des jeunes li nga xam ne nag moom moo di recette yu patron bu CDC moom Cheikh Ahmed Tidiane ñu jukkaat ci beneen ab yéenekaay mu di les Échos dikkaat ba tey
ci yenn ci ay digle yoo xamante ni moom président Macky Sall daal dina koy wax muy démb bi nga xam ne moom la doon recevoir li ñu dippee cahier yu doléance dikkaat na ci poñ yu baree bari lépp lu soxal itam wàllu réseaux sociaux yi li nga xam ne moom moo di scandale yi ñu ciy gis lu soxal itam wàllu précarité yi nga xam ne dañ koy nemmeeku ci kërub tasum xibaar yi wala boog média yi moom Macky Sall daal dinay dikki ne rek faaw ñu jël ci li nga xam ne moom moo di ay dogal faat yi keneen koo xamante ni ma ngay jaay wàll bu mu nekk mu di Thierno Bocoum moom mi lee nga xam ne nag mu ngay jëmmal bu baax a baax coalition wa nga xam ne itam ca la bootu mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 4 bis bi le jour di 4 ba tey ci cahier de doléance yi nga xam ne itam ñu ngi ko doon jox moom président Macky Sall dànkaafu Bart la rek daal di xëy fësal Jean Pierre Senghor dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel wàllu insécurité alimentaire Matam ci la jamono nag mi ngi ci li nga xam ne moom moo di zone orange fan yële ñu génn ñu ngi doon wax ne mi ngi ci zone rouge ñu dikkaat ci leneen laas dikkaat ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di cahier de doléance yi nga xam ne mi ngi ko doon jot bàyyeekoo ci yenn ci ay syndicat moom Macky Sall puusul paasul ci yenn ci ay dogal yoo xamante ne ni faat yi jëloon na ko lépp lu soxal itam ki nga xam ne moom la ñu faat ginnaaw bu diwaan bu ginnaaw raay daal na ci dikkaat bu baax a baax laas Vox Populi dikkaat ba nga xam ne li nga xam ne moom mooy xew ca diwaan bu Dubaay mala yi nga xam ne dañuy faral di tëddee doomu aadama yi lu ci mënti doon mu mel ni nag Vox Populi dikkaat na ci bu baax a baax banlieue bu Ndakaaru ak li ko wër mënees naa waajal bu baax a baax lu soxal li nga xam ne nag moom moo di robinet yu tëj ci ak yeneen yu ni xeetoo wàllu scandale yi nga xam ne dañ koy nemmeeku ci dëkk bi les faat yi UNIS nag ci yële jamono xam ne rek ne daana fësal aw pétition ngir rek ñu daal di fi jëmmalaat li nga xam ne moom moo di peine de mort ndax jàpp nañ ne doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñooy faatu ci yële jamono bari na le témoin di kat ba tey ci kër gile di poste moom président Macky Sall ci yële jamono mel na ni kuy wiccaxi loxoom ndax kër googee nag la mu rangu ci ay nit bari na lool booy xool mi ngi ci 5000 emploi moom la mu xam ne moom président Macky Sall ci la jamono tàllal loxo poste day doon loo xamante ni lu jafe lay doon su du quotidien dikkaat ba tey ci li nga xam ne moom la ñu doon amal ca diwaan bu palais ni ki démb yenn ci ay menaces yoo xamante ni bàyyeekoo na ci njiit bu réew bu Sénégal jëm ci ñenn ci ñoo xamante ni njort nañ ne laale nañu ci record mu mel ni itam dikkaat na ci li nga xam ne moom moo di Ligue des champions 15 buts en phase éliminatoire moom Sadio Mané jamono yi nag daal di rawee ki nga xam ne moom moo di Drogba lu toll ci fukk ak juróom ci ay poñ ci yooyu le jamonoom moom ki nga xam ne itam moom moo di Drogba àddunay jëmale ci ki nga xam ne moom moo di doomu réew bu sénégalais bi lee di Sadio Mané la mu xamle mu di contentement rek la am ci kile ñu dikkaat ci beneen ab yéenekaay mu di stade dikkaat ba tey ci li nga xam ne ñu ngi koy xaar ni ki tey jii muy Real war a janoo ak ki nga xam ne moom moo di City di wax rek mbokk téléspectateur lu ni mel itam daañ ko teg ca RFM 19h la match wile di doon moom Sadio Mané gën a dëggal li nga xam ne moom moo di xarañteefam ginnaaw Boulaye Dia ca Villarreal sunu lamb la ñu koy jeexalee dikkaat bu baax a baax ci yenn ci ay kàddu yoo xamante ni manager bu Modou Lo daal dina ko yëkkati la mu xamle cachet bi mu jot mu gën a bari toll na ci téeméer ak ñeent fukk ci ay millions ci suñu ay koppar ki nga xam ne moom moo di Tyson Balla Gaye 2 dikkaat na ci ñaari star yi nga xam ne ñoom ñoo am ci li nga xam ne moom moo di lutte sénégalaise absence bu 4 ans ñetti saison yoo xamante ni daal dina koy neenal Elton mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di zone bu turbulence Fati lu ni mel bokk na ci li nga xam ne moom la yéene kaay yi xëy fësal ni ki tey jëlee. ñeenti at la toog dugg solo ngembam ba noppi itam am 3 saisons blanches merci beaucoup Cheikh Diop. ci yéene kaay yi ak la ñu xëyee ci pàcc bu njëkk bi. tey moom da ngay lagg naa ni café. damay lagg naa ni café tey gën nga Cheikh Diop merci beaucoup Ndiobène jaajëf Fati aywa jërëjëf Cheikh Diop. ci kanam incha allah di nga dellu si waat ci ñaareelu pàcc bi mu gën a yaatu Chérif Malick Marcel ak pu commenté gis ngeen ko la sortie du président Macky Sall mu mel ne yéen kaay yëpp tey ñoo ci xëy. waaw Fatou li nga wax noonu la parce que dem bi muy jël recevoir cahier de doléance ginnaaw bi ñu jógee ci 1er mai bi gis nañ mu wax ci ñetti ponk yoo xamante ni ma des na ca taxaw muy poste li mu wax ci média yeeg wàllu régulation ba ci sax kon recrutement yi jëm kon ci mairie yeeg collectivité territoriales yi bu dee nag wàllu poste la gis nañ ni kër googu moom nërmeelu na daanaka parce que moom président ci boppam def na constat bi jàpp ni déjà ñoom li ñu yoreel état bu Sénégal la que déjà ëpp na 180 milliards de francs CFA yoo xamante ne mënuñoo wéy ci situation
situation bi mais kan mooy responsable situation bi poste di dundee ba chaque jour déjà nga dégg fii jafe-jafe syndicat baa ngi jóg 1er mai bi sax ñoom ñu ci bëri ay borom mi njaboot te nan joxuñ leen ay avance wala joxuñ leen ba ci ay avance jëm ci li nga xamante ni kon moom mooy rek salaire bi ngir ñu mën koo dundee parce que kër goo xamante ni déjà jàppoon nañ ni ci fleuron daana jàppale économie bu Sénégal ci lu bëri ñu dem ba maintenant juróomi junni doomu aadama di fa yeewoo muy problème boo xamante ni kon li ko waral ma du lenn lu ay recrutement yoo xamante ci politique rek lañ ko teg te recrutement surtout ci wàllum entreprise moom boo koy def da ngay xool ndax besoin yi soxla nañ ko te boo koy def tamit je pense que li naan appel à candidature ñëpp mu transparent ñëpp leer ko mais bu dee directeur général bu ñëw jël say ñooñ wala say militant nga dugal leen fa muy waral situation bi parce que bi ñu gëstoo jàpp na ni kon avant 2012 poste ci ay 2700 emplois la ma donc on est à 2022 10 ans après on est à 5000 donc 2300 yokk na ci te 2300 yi ku ne xam na ne am na directeur boo xamante ni Macky Sall doog a ñëw moo ko fa namoon muy Siré Dia coow li daa nga fi dégg et cetera mu mel ne moom it genre vache à lait la kuy même gis nga ko muy nekk parrain yi fu parrain am ñu ne Siré Dia ay parrain et cetera ñu jël xaalis bi di ko ci dugal ba mu pare y a pas eu d'audit maanaam bii bi Balde mii ba ñëw ba mbir bu na ñëwee ñu dénk la ko xanaa di nga def audit xool la nga hérité lan la mais defu ko la pour des raisons yoo xamante ni Sénégalais xam nañ ko et cetera ñemewu ca egg ba moom bi ba mu ñëwee il continue à recruter moom Ablaye Bibi Balde donc situation yi fi dégg scandale gis nga l'observateur nee na enquêteurs yi ban demee lan fa fekk ci ay chèques ay koppar yoo xamante ni kon ñu ngi ci ay bureau la xewoon poste finance également dégg nga ko liquidité bu bëri ay liquidité donc muy loo xamante ni kon scandale la fii nag buñ fi toll je pense que les responsables dañ leen war yóbbu si justice ñu rendre compte parce que mënuñoo rek en tant que président de la République on dit que mooy ki gën a informé buy wax day mel le président n'est pas informé parce que bu xëyee suba aussi constaté ne même y a que des collectivités territoriales yoo xamante ni mi ngi leen di dànkaa fu jëm ci waa Yewwi Askan Wi ku ne xam na ni way ñoom Barthélémy Dias muy recrutement buy capitaine Touré recrutement Guy Marius Sagna on l'a dénoncé ni ñu koy dénoncé mooy ñoom ñi nga xamante ñoo nekkoon ci opposition bi dañ ne buñ ñëwee ci pouvoir bi dañuy soppi doxalin maanaam buñ ñëwee duñ jël seen i xarit seen i ñooñ comme ni ñu ko gisee ci poste bu ñu def mais ñoom it ci yoon woowu lan nekk mais maire yi nga xamante ñoo fi nekkoon tamit biñ ñëwee dañ fay bàyyi situation bu catastrophique si yenn collectivités yi parce que dañu jël seen ay ñooñ recruter leen ba nga xamante ni ñi leen fa remplacer aussi ils sont dans des difficultés biñ koy jeexale nag mooy ci wàllu média yi parce que tamit loolu bon président dit que y a 29 quotidiens au Sénégal 450 sites nee na situation bi c'est inacceptable mënuñ koo nangu loolu aussi moom lan moo ci responsabilité am ñi ko jege aussi ñu ci bëri ils ont créé des groupes de presse wala ñu créé li nga xamante ni mooy site internet wala ñuy entretenir ay site internet yoo xamante ni xëy di saaga nit ñi donc loolu aussi muy loo xamante ni moom lui président de la République il a une part de responsable dans ça mais bu fekkee ne dafa nekk ci réew moo xamante ni le président chaque fois constat rek lay def wala mu mel ni moom kon mbir yi daf ko réere mbir boo xamu ko donc ça pose un sérieux problème bu dee nag ci wàllu régulation média yi ku ne xam ne ni mënta ñàkk mais nag doon nekk ci démocratie boo xamante ni le problème du rek mën nañu am 1000 quotidiens nan am ni nga maaw doon waxee que sans fleur s'épanouissent que sans école rivalise l'essentiel mooy leen régulariser nit ñi mu tegu ci yoon ñu normer ko mais ay affaire nombre bi ça importe pas. Très bien merci beaucoup Chérif ci jàngat boobu mu aju nag ci la sortie du président Macky Sall Malick. oui xam nga luñ ci mën a wax rek moo di ni lii yëpp boo gisee lu ko indi mooy la politique politicienne parce que tey le mal de la poste c'est quoi dañ fay teg ay kilifa yu nga xam ne ay directeurs généraux yu nga xam ne recrutement yëpp dañ koy basé sur la clientèle politique pour satisfaire la clientèle politique aujourd'hui le président fait un constat amer que tey jii wóor na ni poste mënatuñ ci dara donc ça veut dire que il a annoncé les horizons funèbres de la poste parce que buy wax recapitalisation et la création d'une nouvelle société c'est annoncer de facto la mort de la poste maintenant mënuñu jël rek rey poste noonu créé waat benn société te li fi nekk càmbaruñu ko parce que aussi c'est des détournements tous azimuts c'est de l'enrichissement illicite c'est des recrutements abusif donc loolu yëpp mënuloo ko bàyyi noonu rek après fouraas daal di xëdeen il faut que yëf yi ñu teg ko ci yoon parce que ñoom ñoo fi indi woon reddition des comptes tey bu fekkee ni am na ñu nga xam ne say ñoon lañu nga teg leen fi il y a eu une gabegie et une bu nga xam ne ñëpp constaté nañ ko depuis Mathusalem il faut prendre des mesures maintenant concernant la régulation de la presse moi je pense que li Chérif wax mooy dëgg le nombre importe peu mais aussi il faut que yëf yi ñu teg ko ci yoon il faut que ñu normer ko parce que nag il y a des dérives tous azimuts tey jii kenn xamatul yëf yi nu muy nirool boo dégloo sax xutba imam yu bëri ci korité bi ñu ngi ko jëmale ci lu jëm ci wàllu réseaux sociaux yi tey xotti war ma saaga wax lu ñaaw weer nit ci loolu nan lañ non
tuumaal nit. ci loolu la ñuy dund au quotidien. tout le monde est en danger. maintenant il faut que les gens réglementent ça man mun naa am site yow mun nga am site mais ñun ñëpp nañ ko teg ci yoon. teg ko ci li nga xam ni mooy les règles d'éthique et de déontologie. mais bu fekkee ni ku nekk lu la neex def. quand même on est dans quel pays. il faut que les choses reviennent à la normale. loolu aussi il faut ñu wax ci mbirum recrutement yi nag moom je pense que tey jii li ñu doon wax acharnement. ci capitaine Touré dafay daal di bugg a ñëw. parce que nag lii du lu bees recrutement yi nga xamante nii ci clientélisme wala ay affaire copinage lañ koy teg du lu bees maintenant réglementé oui mais que ça ne soit pas ciblé. qu'on ne cible pas Barthélémy Diaz. ou Guy Marius Sagna ou X ou Y. Je suis d'accord avec le président quand il dit que yëf yi il faut mu répondre aux normes existantes. ok mais que la loi sévice pour tout le monde. sans état d'âme. voilà mais boo nekkee ci guddi gi aussi ne bu ma ñëwee da ngay soppi doxin Malick doo ñëw rek yow tamit di jël say xarit di leen def bu dee ku ñëw rek jël say xarit wala say mbokk. tout à fait d'accord avec toi parce que aussi bu fekkee ni da nga bëgg a régler un mal par un mal. maanaam mbir yi dafay daal di gën a pire. très bien Marcel. waaw je pense que bon ci man ci réseaux sociaux yi lay taxaw en tout cas tout ce qui est en rapport avec les sites internet ak lii di mel donc di fàttali rek ne que état bu janoo ak yenn situation yi mën na ko régler même bu fekkee ne amuñu benn autorité de régulation comme le CNRA avec les chaînes de télévision. On se rappelle du cas Adama Gaye mi nga xamante ne ba mu am tenir ay propos offensants je cite au chef de l'État on n'a pas hésité à lui envoyer la division des investigations criminelles donc mu def li muy def donc je pense que pour tamit réguler li nga xamante ne moom mooy réseaux sociaux yi il faudrait traquer ñi nga xamante ne ñoom dañoo am des mauvaises intentions par ce sillage-là. Et mettre les moyens qu'il faut et puis surtout xool tamit les priorités je pense que c'était l'occasion lors de cette discussion avec syndicalistes yi ñu gën a gëstuwaat itam le problème de la santé j'insiste pour que ñu xoolaat fan la mbir bi nekkee ñu jéem a trouver ay solutions pour pouvoir régler ce problème-là ndaxte même si actuellement il y a une petite accalmie je pense pas que noonu lay nar a demee dina wéy crise bi dina yegg si waat donc il est temps encore une fois de prendre le problème à bras le corps. Merci beaucoup Marcel Farba Maroun 7h jot na ba tegal juróom-benn simili ca Jolof dëkku Chérif Dia.